stand bu gën a ndaw fi foire rek 725 000 la kon commerçant bu mën a jënd benn stand rek bu 725 000 sans dépense am marchandise ak say frais kon kooku yaakaar naa commerce bi yaa ngi ciy gis sa bopp tuuti fii lañ sosee woon FIDAK fii ci FIDAK 2021 bi aussi lañ sosee woon cave. kon xam na ne commerçant yi li ñuy jooy bari na amuñu mutuelle bu leen boole boo xamante ne que c'est des mutuelles agréées wala lu ci mel ni mutuelle de santé ndax gis nañ ne commerçant yi li ñuy subir ci wàllu santé wala ci wàllu perte à cause des incendies yi am ci marché yi bari na. waaw li gën a yëkkati cave loolu ci la bokk parce que Sénégal en général tey boo sosee benn association rek boo xamante ne ñi seq wàllu jënd ak jaay ñoo ci bokk li ñu lay njëkk a demandé mooy bala ñoo adhéré dañ lay laaj ndax am na ay financement loolu li ñu gën a tardeel ci la bokk parce que financé nit ki mu lekk ko nga gunge ko ba mu teg ko ci yoon ba nga xamante ne bu ëllëgee même yow boo ko financé wul bu ñu ko financé ay centaine de millions dina ko gérer loolu moo ëpp avantage financement. ci wàllu santé ban taxawaay ngeen ci am. wàllu santé aussi lu ñu gën a ñor ci la bokk parce que dañuy gis ni tey jii commerçant en général bu feebar bu tëraay bi yàggul sax mën ngaa débrouiller wala say mbokk commerçant dimbali la mais bu tëraay bi yàggee rek dañuy mujj di la ketal ci marché yi te loolu lu ñu war a dindi la commerçant dañoo war a génnee seen bopp secteur informel yóbbu seen bopp secteur formel war nañu def commerçant bu ci nekk yow boo dee commerçant nga am mutuelle de santé boo xamante ne boo dee góor yow ak sa jabar ak say doom boo dee jigéen yow ak sa borom kër ak say doom fu ngeen feebaree tey hôpital boo dem war a mën a fay 50 000 war ngaa mën a fay 20 000 francs mutuelle bi fayal la 30 000 francs yi bu dee fekkee tamit dem nga ba yor yenn feebar yu garaaw yoo xamante ne da ngay dem ñu lay laaj ay garantie yaakaar naa 4 cave rek boo ko yoree war naa mën a doon garantie ba hôpital boo dugg ñu war naa mën a jël en charge ba say mbokk ñëw wala ba cave ñëw. ku ne xam ne kuréelu commerçant yi bari na est-ce que cave pare na pour tàllal loxo yeneen kuréel yi wala yeneen commerçant yi nga xamante ni bokkuñ ci benn kuréel. waaw li ñuy njëkk a annoncé gars yi mooy cave du lekkukaayu xaalis parce que des fois da ngay gis ñoo xamante ni dañuy dajale mbooloo moo xamante ne nii lekkukaayu xaalis lañ koy def mbooloo mi mën naa nekk ay centaine de personnes mais presque 10 personnes yi ko jiite lu ci génn ñoom ñoo koy jariñoo parce que ñun barki Demba Ndiaye dal nañu suñu président bi am na ku ko woo proposé ko bi mu gisee affaire yi publicité yi woo na ko proposé ko ay terrain 3 terrain ne ko ñu essayé président lu mu ko njëkk a wax mooy dama ko def ko ne du ma ko jël parce que 3 terrain boo ko jëlee ci bureau bi lay yem te ñun dañoo woo mboolo bi tam mboolo bi war nañoo mën a teg seen loxo loo xamante ne nii dañ ñuy gëm. ministre de la commerce mu ngi leen di jàppale ci seen démarche bi ngeen nekkee. waaw parce que waa ministre de commerce tamit déggante nañoo ak moom direct mu boole ñoo ak directeur de cabinet ñu tegal ko suñu programme mu ne pare na pour ànd ak ñun pare na pour liggéey ak ñun ndax yaakaar naa ni commerçant ak ministre de commerce bu ñuy liggéey moom yaakaar naa foofu mbir mi war naa mën a avancer war naa mën a jëm kanam ku ne war na cee mën a gis sa bopp. programme bi vendredi naka lay déroulé incha allah. waaw programme vendredi bi nag lancement de programme la moo jiitu soirée bi soo gisee soirée bi ñu def ko ñun ay jeunesse lañ ay jeunes lañ te jeunesse bi la ñuy woo ndax presque mën nañ ni commerçant yi boo ci génnee jeunes yi jeex na te Olof Njaay danaan nit ki boo ko bëggee woo ci li nga nekk da nga koy woo ci li mu bëgg ba mu ñëw nga doog ko xëcc ci li nga nekk yow moo tax ñu jël ñun waa cave organiser benn soirée boo xam ne dañ ci woo Sidi Diop mu ñëw mais balaa Sidi yéeg way képp ku ñëw toog di nga xam lan la cave di jariñ ak lan mooy njariñu cave. ngeen fas yéene ci amal ci journée bi lu ci mel ni récital Coran ak li nga xamante ne mooy mayam direct ak dimbali jaam yàlla yi ci wàllu ñu xool seen i bëñ. waaw loolu moo jiitu parce que ñun pays musulman lañ nekk te Sénégal mën nañ ni 95% yëpp ay musulman lañ doom sax bu juddoo ba dañ na ne bala nga koo dugal français dala ko alxuraan mu ubbi boppam kon booy sos mbir moo xamante ne nii am na loo ciy séentu mbébét yu bari loo ciy séentu kon war nga ko mën a ubbee alxuraan looloo tax première fois li ñuy njëkk a def ci journée bi suba teel gi mooy wàccee ay kaamil te wàccee kaamil bi woowuñu ci benn nit woowuñu ci ñaar nit képp kuy commerçant nga mën a wàccee kaamil wala nga am sax njaboot gu mën a wàccee kaamil xëyal nga yebal ko foire ne ko demal wàccee ji kaamil bu ñu paree ci wàccee kaamil bi dinañ def don de sang ku ne xam na ni Sénégal banque de sang yi dafa manqué deret te surtout ñun jigéen ñi dañ koy soxla parce que en général bu ñuy mucc dañuy perdre deret bu bari kon ñun jigéen ñi presque ñoo ko gën a soxla te yaakaar ni boo nee jigéen ñi rek jigéen ñi ñooy Sénégal parce que jigéen moo jur góor moo jur jigéen kon jigéen mooy Sénégal
kon don de sang bi aussi du commerçant yi sax lañ ciy woo kase képp kuy sénégalais te bëgg a maye deret jour boobu war ngaa mën a xëy ñëw fii CICES foire ñëw maye deret ku jël initiative bu maye deret aussi man ñu ngi lay ñaan te des fois nit ñi dinañ bëgg mais duñu xam mën ngaa ndekkee sa kër ba suur ñëw ne damay maye deret ñu ne la mënoo maye parce que dangaa lekk boo ñëw maye deret doo lekk boo maye deret ba pare nag ñu jox la nga ndekki ba suur xewlu nga doog a dem bu ñu paree ci maye deret bi ñu ngi def consultation gratuite bucco-dentaire ndax ñun xam nañ ni denrée alimentation moom fu mu toll nii la yàlla xam baax na ndax lu daan ñor ci 1 an wala 8 mois léegi 2 mois wala 1 mois 15 jours mu ñor ci kon denrée alimentaire bi tax na ñëpp am problème mu bëñ moo tax ñu def consultation bucco-dentaire gratuite parce que waa CAF aussi dañuy dox ci social. waaw en plus tamit ñu ngi woote nag ñu ngi woo Sénégal yëpp parce que ku wax soirée engagement la te artiste bi nga engagé da nga koy fay te artiste su léegi ku mel ni Sidi Diop boo ko engagé ay millions nga koy fay. kon ñu ngi woo képp kuy fans Sidi Diop rek ñu ngi lay woo salle unité africain képp kuy commerçant ñu ngi lay woo di woo suñu première dame Marème Faye Sall nga xamante ni moo ëmb jigéen ñi fii ci Sénégal te gis nañ ni muy def ci jigéen ñi te yaakaar naa ni fii Sénégal nag nañ waxante dëgg nag góor ñi lépp lu fi baax jigéen la di ci sargalaale aussi nag ay jàmbaaru jigéen yoo xamante ni jour boobu dañuy taxaw ñu sargal leen ñoom it ñu ngi leen di wax ñi ñuy sargal képp kuy seen bokk na ngeen ñëw di ci woo ministre Assome Diatta mi nga xamante ni mooy ministre de commerce nga xamante ni dafa pare pour liggéey ak waa CAF ñu ngi ko ciy woo di ci woo ku mel ni DG Salif Keita suñu DG boobu nga xamante ni bi ñu taxawee dafa jël salle bi jox ni ko gratuitement te bu ko doon buy luyee salle unité africain xam nga ne ay millions lañ ci fayeeku mu jox ko waa CAF gratuitement te xam ne waa CAF ay caaxaan yëkkatiwu leen moo tax mu yëkkati salle unité africain teg ko seen loxo di ci woo nag képp kuy commerçante bàyyiwuñu kenn képp kuy commerçant boo jàppalee CAF jàppale woo kenn sa bopp nga jàppale ndax njariñ bu ci am ñun ñëpp ñoo koy bokk séddoo incha allah bu neexee yàlla te weer wi weeru jigéen la nag ñu war a sargal jigéen yi te bu boobaa dinañ fi sargal ay jàmbaari jigéen ay jàmbaari fàkk tëdd jàmbaari talaay tay ndeer dinañ leen sargal fii incha allah bu neexee yàlla di gërëm waa CAF yëpp nag ku mel ni suñu président Moustapha Tablet ku mel ni Mbaye Sarr ku mel ni Sembène Mamadou Sembène ku mel ni ñoom Lalla Dieng jaari tàkko création fii ñi nga fi gis ñëpp dañoo tëj seeni place ay commerçant lañ fii ku fi nekk dangaa yor say employé laa la xuma la yow sa jëm bopp mais dangaa yor say employé ñëpp a dagg seen activité plus de 15 jours di yéeg ak a wàcc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne taxawaay bi rafet na yàlla bu seen yaakaar tas ci CAF incha allah bu neexee yàlla